yéen a ngi seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen te activé cloche bi ngir mën a jot suñuy vidéo saa yu ne. Touba Vision, la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul.
لي اليوم أقصدي بيمنه قائما تاليا بغير لوني لكسف إسراره لي عبداه وهدى سنة الأمين 310 metri quadrati da aggiungere a quella superficie proprio, perché lo vogliamo fare un centro culturale molto dinamico, aperto a tutti i cittadini. L'abbiamo ristrutturato con il 110% anche, circa su 2 milioni di euro circa che abbiamo messo lì. Ci piacerebbe anche la vostra visita lì su quello centro culturale che per noi è un gioiello in Italia e proprio anche a Brescia. Sì, c'è. L'abbiamo comprato nel lontano 96. Lui era il primo presidente anche. All'interno del comune di Pontevico. La comunità da quanti anni è presente su Brescia? 30 anni, più di 30 anni. Sì, l'84. Con il villaggio prealpino all'inizio. E avete anche acquisito la cittadinanza italiana? Sì, sono tutti cittadini, sì. E questa è la terza generazione, cioè la terza generazione sta arrivando anche, sì. Sì. Sëñ bi dañ ko doon expliquer maanaam dafa ñu laaj parce que moom mi ngi doog a ñëw mu doon laaj lan mooy xamuñu association bi dafa bëgg ñu leeral ko si lañ ko maanaam tënkalee mu gàtt lool rek wax ko ne liñ fi am ak yow it boobu ba léegi yaa ngi fi ñëw et saa yoo fi ñëwee aussi dañuy bëgg jàkkaarloog autorités yi waxtaan ak ñoom ndax bis bi nga xam ne mooy bisu Cheikh Ahmadou Bamba bi da nga si faral di ñaax taalibe yi pour ñu jaar si ñoom donc boo ñëwee da ngay bëgg a xam exactement problème bi nga xam ne ñun ñu ngi koy dund ak i problème yi nga xam ne ñu ngi koy mën a posé bu ko defee boo demee si mbooloo mi da nga koy faral di wax dina di si soñ parce que loolu dafa bokk si sa liggéey waaw ci comme ni nga ko waxee rek li ñu indi mooy ni ñu daan waxtaan ak loolu moom bi yoon nag liñ ci boole rek mooy remercier sant bu baax gouvernement italien ndax dañ ñu defal loo xam ne néew na lu ko ñun fu nekk lañu nekk waaye bariwul lu ko état defal muy jël place bi nga xam ne moom lañu am muy suñu centre culturel di fa def suñu jaamu yàlla def lépp ñun ñu financé ko financement yu am solo loolu daf ñu delloo si lu bare mooy kii moo fi teewal diplomatie Sénégal wante dañuy def loolu diplomatie humanité loolu moom dara jiituwu ko ci loolu mooy dalal ay nit ñu ñëw ci yow bokk leen lu bare la ñuy def xëy na bokk leen sax diine di leen ci encouragé ba di leen ko na nekk loolu bokk na ci li ñu gën a ñëw bi yoon ngir remercier ko ci place. Capire esattamente i problemi che ci sono con comunità, perché queste comunità devono soltanto dare l'esempio, stiamo sotto però la cosa più primordiale è il fatto che quest'anno, l'anno scorso, il governo italiano, un ringraziamento da parte sua per il governo italiano, perché ha fatto una cosa che per lui è immensa, perché anche con le diversità di religione non hanno guardato quelle cose, gli hanno detto queste persone hanno tutti i requisiti per avere questo genere di equipaggiamento e hanno potuto finanziare il rinnovamento di quello centro che quando uno ci entra veramente vede un gioiello e su questo lui ci viene tanto a ringraziare tanto questo gesto proprio perché non avete guardato la religione delle persone, avete guardato la persona al centro, questo fa noi veramente e infatti ha avuto veramente degli oggi per ringraziare a noi perché sa che il governo per dire veramente grazie. kon ni ma ko waxee rek la ndaxte pour ñun am na diplomatie boo xam ne humanité lañ ko mën a jëlee ndax koo xam ne dafa ñëw ci yow ngir ay lu bari nekk ci loo xam ne yaa ngi koy téyal sa bopp yaa ngi koy muñ boo ci boolee mu ñëw fi amul li mu bëgg a am yépp xëy na nga di ko taxawal ci loo xam ne daf ko jitteel nekk ko toujours duñ ko fàtte te ci teewal suñu gouvernement mi ngi fi def naa dana ko jottali bi ci des mooy bi ñu fi demee ñëw léegi mat na proclamation bi ñu fi indi mooy levée de juin bi
def naa ren la ci ñaata at 25 la waaye 27 ans waaw suñu waajur lañ ko defaloon loolu tamit communauté sénégalaise def lañ ko defal parce que fii ñi fi nekk ñëpp amuñu xaaj amuñu seen parce que kër bi nga xam ne mooy barab bi ñu ko fi def ki ko fi xalaatoon monsieur Moussa def na woon ñëpp ñoo ko bokk ku ñëw rek boo fi nekkee tumuraanke te xamaguloo foo jëm wala amaguloo kii mën nga fi nekk ak ñu dëcc day seen wàllu culture seen wàllu diine jafe woon na bu njëkk parce que xëy na booba xëy na ñàkk xam la mooy bi ñu demee ba gis ne xam ngeen ne li ngeen di seetlu ci nit du amam du xam-xamam du meloom du dara nit ngeen di xool loolu ba tax ñu jox ñu benn bés boo xam ne dañ Cheikh Ahmadou Bamba lañ ko tuddee parce que Cheikh Ahmadou Bamba musulman la mais dafa représenté communauté sénégalaise bi fi nekk yëpp ñi nga xam ne ñëpp ci kër gi nekk diine nekk foofu yëpp benn bi rek ñoom la représenté loolu yi nekk beneen ak boo xam ne dañ koy bàyyi xel muy loo xam ne ndax damay wax ne bés yooyu muy yaa ngi koy jël def waaw proclamation yi bi may wax noonu mooy bés le 8 juin bi ñi ngi ko njëkk a amee ci New York 1989 muy am 36 ans état New York moom lañ njëkk jël ñu di ko wax Bamba Day at bu jot ñu ngi koy def foofu ci Nations Unies la ñuy defee ci grand salle yi la ñuy defee conférence yu mag fii rek ginnaaw loolu Europe fii rek lu ma sa am waaw ginnaaw États-Unis ak fii rek la ko ma sa am Europe yëpp loolu nekkati beneen loo xam ne dañ ko bàyyi xel ndax toujours dañuy jàpp ne diine du xuloo du xeex du loo xam ne dafay nekk ay conférence ak dem ak diggante du loolu moo ko tax a jóg li ko tax a jóg mooy defar nit ak boole leen bu ko defee nag ñun bu ñu gisee ñu xam loolu te Italie xam nañ ci dara te mën nga àbbali si war na mu ñaari woon professeur ak sponsor te li ñuy wax daane yëpp mooy li nga xam ne mooy nit kon nag dañuy ñëw bi loolu moo ko indi moo tax bu ma ñëwee damay dem ci dëkk yu bari am na beneen boo xam ne bu mel ni la ci tontu yow muy réuni waaye teewul ñu dem ci communauté yëpp ni ko Moustapha waxee tamit li ñu fi indi du tourisme moom du ñëw rek pour toujours ci kii wante pour xool ak ñoom ndax am na loo xam ne buñ ko defoon buñ ko nekkee woon fii am na loo xam ne yëpp du ngeen ko def ñu ngeen leen may bu fekkoon te ne seen comportement xëy na am na ci lu ci rax waaye bu am na noo xam ne bu ñëpp meloon bu ngeen ko def loolu moo tax ñu ñëw nag pour gën leen encouragé ci loolu gën leen ci soññi moo tax dañuy ñëw rek bëgg gisante ak yéen ba noppi suñu noppee comme ni ñu ko waxee dem toog ak ñoom nag ñu gën a teg nekk ci ay rek teg ci yoon gën a comportement yu baax gën a tege ci lépp lu yoon di digle ñu di ko def bañ a jaxasoo bañ a dugg ci dara li ñu war a dugg. Che è uno dei figli di Cheikh Ahmadou Bamba, l'ultimo figlio di Cheikh Ahmadou Bamba, si chiama Sëñ Mourtada, è lui che aveva chiesto al comune di Pontevico una giornata dedicata al nostro guido spirituale che si chiama Cheikh Ahmadou Bamba, che è fondatore della città di Touba, che è al centro del Senegal, dove in Senegal siamo 18 milioni, però almeno 70% sono di questa confraternita, che la cosa più fondamentale è la pace. E il papà nel lontano 27 anni fa aveva chiesto al comune di Pontevico di dare questa giornata dedicata a Cheikh Ahmadou Bamba, una giornata di pace, di preghiera, e loro su base dal primo, perché a parte l'Italia e proprio Brescia, Pontevico, tramite il comune di Pontevico, l'unico paese che ha avuto questa opportunità è stato in America, a New York, dove c'è una proclamazione da più di 36 anni che lo hanno fatto anche nella sala dell'UNESCO, ad esempio, ogni anno Regupa. Lui quando arriva qua è solo per questa giornata, perché ci tiene tanto a venire a parlare con l'autorità, chiedere soprattutto i problemi che ci sono, perché non è venuto per il turismo, è venuto per soltanto capire come sta vivendo. L'Italia, che è un paese di umanità, perché questo lo sa, perché è stato anche
ricevuto da parte dal Papa Francesco, facciamo anche le nostre condoglianze. Lui l'ha ricevuto tante volte, 2 volte mi sembra, sì, non mi ricordo bene, e hanno parlato soltanto della persona al centro, e questo l'Italia è uno dei paesi che veramente merita, anzi l'ultima volta che è stato qua, questo lo aggiungo da parte mia, ha detto che il nostro governo, perché oggi è presente con il console generale, deve cercare di lavorare più con l'Italia, perché quello che ci ha dato l'Italia nessun altro paese non ce l'ha dato, questo lo riconosciamo veramente, perché l'umanismo c'è in Italia. In sintesi è quello che ha detto, ho cercato di concentrare perché sa che il tempo vi manca, è un onore e veramente grazie di aver ricevuto questa comunità attraverso, e adesso quello che sta aspettando da voi è di sapere esattamente i problemi che la comunità può portare, perché noi non siamo gente di pace, vogliamo soltanto vivere insieme e cercare di crescere insieme. Dama ko tënkal mu kii mu bañ jël temps bari ñu koy ñaaral comme ne li day soog a ñëw yàlla may ko bu baax xam ne ñu danañu parce que danañu def ñu fexe ba lépp loo xam ne day yàq yoon wala def ko lu def ñu mën a danañ ko sàmmante lépp lu baax mën a nekk ko jàmm nga xam ne yëpp defal nañ ko communauté bi dañuy déglu la. A parte questo, sicuramente qualcosa che non ho aggiunto è che lui gira quasi tutta l'Italia adesso, c'è anche un'altra giornata a Rimini, e visto che è la prima volta che ho incontrato, che lei è appena arrivato a Brescia, vi fa tutti gli auguri che questa tappa di Brescia sia una crescita, sia personale, sia familiare, in crescita in tutto. E come l'ho detto e ribadito prima, chiede ancora di vedere, di sapere esattamente che problemi noi abbiamo, cosa possiamo fare per migliorare la nostra convivenza. Ha detto ancora, ti fa tutte le preghiere del mondo che questa sia una crescita veramente. Grazie, grazie a tutti. Innanzitutto ringrazio il console e il vostro responsabile della comunità. leen di sant yéen ñaar ñëpp. Perché è importante tenere aperto il dialogo. nee na dafa am solo maanaam ibbi canal yoo xam ne dañuy toog di waxtaan di sottante xalaat. Dove al centro c'è la persona, anche nei processi di accoglienza degli stranieri nel nostro paese, noi ci sforziamo di mettere sempre al centro della persona. nee na Italia moom doxam yëpp mooy nan la ñuy def ba doomu aadama maanaam doon li nga xam ne mooy yuqul. In particolare la prefettura, il prefetto e gli uffici si occupano di garantire per conto dello Stato italiano l'accoglienza di richiedenti di protezione internazionale che giungono nel nostro paese e che ricevono per un tempo determinato da parte dello Stato un sostegno per essere ospitati in strutture che gestisce la prefettura. nee na préfecture warteef la si moom maanaam képp ku fi ñëw comme doxandee maanaam mu protéger la ak noo mën a kii yaa xam da nga fay ñëw si yoon da nga xam ne da nga fay ñëw pour wàllu politique ba benn problème doo ko am ak it fexe ba bu dee résident politique yi nga xam ne maanaam dañu ñëw di demander ay asile aussi ñu xool fan la ñu di def en attendant ñu leen di lijjanti ba ñu mën a demal seen bopp. Questo processo di accoglienza, come lo definiamo noi, mette al centro della persona, realizza come dire, un allargamento delle nostre comunità locali di dove vengono accolti anche i vostri concittadini e devo dire che Brescia si distingue rispetto a tante altre province della nazione perché ha una tradizione dell'accoglienza. nee na Brescia maanaam par rapport ak yeneen provinces yu bëri maanaam dafa wane xarañte ak it maanaam raw gu mu raw ñeneen ñi si wàllu woowu ndax préfecture si boppam loolu nga xam ne maanaam ñi nga xam ne dañuy ñëw te am ay problème muy protection internationale yu demee noonu ak asile yu demee noonu ñoom dañ leen di topp benn problème duñ ko am. Brescia ha accolto in 10 anni 150.000 stranieri. Brescia È un record italiano. Brescia rek 150.000 personnes si fukki at war na leen téye leen. Per cui questo ha creato anche una cultura, diciamo,
criticità nell'accoglienza. loolu aussi préfecture di def tax na ba nit ñi accepté ko ndax comme moom mooy préfecture mu représenté gouvernement bi fii maanaam tax na ba nit ñi accepté loolu aussi ba nga xam ne maanaam benn problème amul si diggante nit ñi maanaam bokk na si seen culture fi mu ne nii ñoom mooy nit ñëw am na lu mu soxla ñu téye ko xool fu ñu koy teg fu ñu koy jaaral. È un lavoro che facciamo anche con la chiesa locale. nee na dañ koy def aussi ak église bi dañuy ànd ak moom ndax église bi daf leen di jàppale si nit ñooñu nga xam ne dañu fiy agsi te amay problème nan la ñuy def ba dëkkal leen. Ma anche con i comuni della provincia, lì dove ci sono le nostre strutture che ospitano gli stranieri richiedenti protezione internazionale. ak commune yu bëri yoo xam ne aussi ñu ngi si biir dëkk bi yoo xam ne am nañ fa ñoom ay barab yoo xam ne pour loolu ko tax a jóg pour ñi nga xam ne ñëw nañu fi amuñu fenn fu ñu dëkk ak fu ñu kii. Per cui non abbiamo come dire, grandi problematiche nell'accoglienza sul territorio. Bisogna comunque, considerando quello che si diceva, lasciando la persona al centro, migliorarla. Ci sono dei margini per migliorare l'accoglienza, per fare di più e meglio rispetto al passato. nee na problème bu rëy wax dëgg yàlla amuñu ko xanaa kay dañuy xool nan lañ koy gën a rafetale gën ko taaral ba jox doomu aadama dëgg-dëgg yu kiyam taxawaayam. E per questo vi ringrazio tutta l'intenzione di iniziare una sorta di collaborazione con la vostra associazione proprio per migliorare la condizione delle persone diciamo della vostra nazionalità, per oggi cittadini italiani, sì. Nel permanere sul nostro territorio. nee na mi ngi sant si taxawaay wi ñuy taxaw en tant que association yi ak yow it sa jëmm ji di xool nan la ñuy def ba doomu aadama yi maanaam nekk si nekk nu jàmm mi ngi si sant bu baax a baax. Questo vale soprattutto sotto il profilo del lavoro e dell'inserimento delle persone che arrivano in Italia per essere avviate al lavoro e quindi anche creare famiglie sul nostro territorio. nee na loolu aussi ñoom du rek dañ lay jël téye la xool fu ñu la dugal mais dañuy xool aussi nooy def ba mën am foo jàpp si liggéey ba mën a fexe ba indi sa njaboot. Noi abbiamo delle comunità, adesso non so se anche senegalesi, come dire, più avanti dal punto di vista dell'accoglienza e dell'avviamento al lavoro. Per esempio c'è il comune di Gambara. Gambara, sì. Non so se ci sono anche Ci sono. Ecco, lì dove è stato più fortemente affrontato questo aspetto dell'avviamento al lavoro, quindi i corsi di insegnamento della lingua sono stati moltiplicati su quel territorio perché c'è una grande domanda da parte delle aziende del Bassa Bresciana, che siamo a sud di Brescia, per avviare e accogliere persone per il loro lavoro. dafa doon laaj di ma wax ne ndax am na commune Gambara parce que foofu préfecture dafa fexe ba ndax dafa bëri usines yu fa nekk bërëbu liggéeykaay yu fa nekk yu bëri nga xam ne dañu doon laaj bërëb maanaam liggéeykat ba pare ñoom ñu tàmbale si nag di leen jàngal aussi italien parce que nit ki fi ngay liggéey aussi il faut nga mën a làkk-làkk. Per cui quello che consideriamo un modello positivo, quello di Gambara, mi piacerebbe estenderlo a tutta la provincia e a tutti i centri di accoglienza della provincia. nee na maanaam Gambara lañ fa def parce que dañ fa am bërëb boo xam ne pour indi jël nit ñi nga xam ne dañu fiy ñëw ba am ay problème ñoo xam problème politique la ñoo xam problème réfugié yu demee noonu ñu fexe ba ñoom ñoo jàng nañu làkk booba ñu si bëri ñu ngi tàmbali liggéey et modèle Gambara boobu nee na bëgg na maanaam tas ko si biir province su Brescia yëpp. E qui mi piacerebbe avere una collaborazione, perché se questo lavoro lo facciamo insieme, come tutto il sistema di accoglienza va costruito insieme, e credo che possiamo rendere un servizio migliore ai nostri concittadini. nee na moom dana mi ngi ñaan bu dee ñun mën nañoo aussi jàpp si fànn yu demee noonu moom daal tànnal nañu loxo ndax nit ñi fiy ñëw aussi am problème ñëpp dañ see war a jàpp pour mu gën a rafet. Solo dalla collaborazione e dal lavoro fatto insieme noi potremo ricavare buoni risultati per tutti e ancora una volta mettere di più al centro della nostra attenzione la persona. nee na jàppalante beeg lëkkaloo bi seulement si loolu rek la ñuy mën a fexe ba maanaam nit ki dëgg-dëgg ñu jox ko taxawaayam tolluwaayam. Poi apprezzo molto la vostra attenzione per la pace, però ecco, più mettiamo al centro la persona, sono convinto, più avremo risultati di buone relazioni e di amicizia tra i popoli. nee na maanaam ñun suñu ngëm-ngëm si wàllu jàmm daf ko neex lool ba jéggi day wa te nee na maanaam si jàmm si la ñuy mën a sax dëgg-dëgg nekk maanaam gis tolluwaay doomu aadama nu mu toll donc moom daal mu ngi tàllal loxo si loolu suñu jàpp si bu baax a baax.
Ha detto sì, gli puoi permettere un attimo, puoi dirti qualcosa. jàng foofu obligation la nga def ñetti langue la ñuy def foofu dañuy bind barrière linguistique moo taxoon moom permettre ñu daan jàng bind kese léegi nekk ay ingénieur ak yooyu état Sénégal it moo ñu jox étudiants yëpp nekk yëpp état Sénégal moo ko fi indi maintenant ay 10 000 léegi wala 11 000 ko na ko loolu nag dugal nañ ci ñu ngi bëgg langue Italie parce que commencé ñu def fii loolu lañ ci jublu bëgg parce que lu mu ci mën doon éducation mooy tax moo mën a régler boobu problème centre yii ngi ñu jox financé ko base bi li ko taxoon a jóg dëgg mooy mbooloo mi di ci dajul si seen diine ak yi waaye tamit éducation jàngale daf ci bokkoon te loolu occasion lay doon ñu xool même bu fekkee duñ ko mën a def foofu ñu may ñu ak ñu abal ñu ay classe yoo xam ne dañ koy jàngale te jàng nag jàng classe jàng bu tegee ci yoon boo xam ne dañuy ubbi classe di jël heure di jël xale yi ci loolu dañ ci mën a profité jàng suñu culture suñu diine en même temps ñu bugg walla ci mën kat langue bi parce que langue tamit jàng ko mooy tax nga mën ko xam mooy tax nga xam ko jàng ñi wax ni yëpp mën na ko def kooku moo am problème mais nag pour nga xam langue bi ba mën a am quoi dëgg dëkkandoo jiñ ci mën a ànd cohabitation bi ak àndante bi ak jaxasoo bi il faut ñun ñu jàng langue bi nekk kon ñun dañ kooku dañ ci daf ñu yitteel trop. Lo ha contato soltanto lasciando anche il confronto due parole, però lui voleva dire soprattutto che si muove tanto sull'educazione perché ha almeno sotto la sua 97.000 persone studenti sotto i suoi istituti e poi nel 2006 ha creato anche un'università e su questa università c'è tra il Ministero di Brescia e l'Università Sheikh Ahmadou Bamba hanno fatto un memorandum, hanno firmato dei accordi di convenzione perché sa che soltanto con l'educazione possiamo elevare la persona e mettere la persona al centro e lui ci pensa tanto su questo la collaborazione da parte nostra anche è aperta anche a livello locale, cercare di aiutare i nostri ragazzi per avere dei luoghi dove possono imparare bene la lingua madre conoscendo dove sono venuti per capire dove vanno dopo portarli la sua apertura su questo è fondamentale, ci conta tanto veramente perché sa che è importante. Operativamente a fare così abbiamo un organismo che si chiama Consiglio territoriale per l'immigrazione sì. a cui riportiamo tutte le questioni anche i problemi che possono verificarsi nell'accogliere le persone che arrivano nel nostro paese e chiedono di essere ospitate possiamo dedicare una riunione alla vostra comunità e mettere a punto anche quelle collaborazioni per vedere che cosa si può fare in più rispetto a quanto già stato fatto. Grazie. nee na si loolu li muy def mooy day parce que fii dafa am benn table sur l'immigration dana def benn yoon boo xam ne uniquement loolu la ñu bëgg discuter muy proposition yi nga def nii de telle sorte que dana inviter l'association pour ñu kii detto dato grazie mille grazie facciamo parlare sì. No, ma puoi parlare italiano perché sei qua un bel po'. Ha detto che ha appena preso all'inizio del suo opera perché è stato da poco, non è ancora venuto a farti salutare perché sicuramente lo farà, è da aprile che ha iniziato, non ha ancora ricevuto le sue lettere di accredito e perché non è ancora venuto a salutare, perché ci conta perché sa che Brescia è importante. Ha detto che non poteva mancare di essere presente oggi qua insieme con Signor Mbacke, che è una persona molto importante per tutta la comunità, per tutto il Senegal e sa quello che sta facendo e perché oggi ha tenuto a essere presente senza venire la prima volta a salutare. Ha detto che a breve prenderà l'appuntamento per venire a salutare ufficialmente. Vediamo come organizzare. Nee na comme ça moom mu xool nu muy def ba li sëriñ bi wax ñu jëm si. Ha detto che anche per scambiarsi cioè come vivono i senegalesi qua a Brescia per capire i problematici, le cose belle che si possono migliorare e tutto quanto. Io nel frattempo mi informo dove, in quali comuni sono presenti. Ok. Perché lei si
nee na entre temps dana def mapatour maanaam xool exactement fan la Sénégalais yi présent de plus comme ça ñu xool exactement problème yi nga xam ne gis nañ ko wala noté nañ ko ngeen mën ko discuter. nee na comme ça ñu def benn kii bu pratique quoi. ha detto grazie mille. Ha detto che anche per la cooperazione che c'è tra i due paesi, tra l'Italia e il Senegal. Grazie mille. Auguri a voi per la festa. Grazie mille. واكفني جملة الهدى وتعزني بك من إبليس الرجيم اللعين ولتنور قلبي بفضل والإسراء رب صدري بفيض ما ngi ziar bu baax a baax mbooloo mi yëpp di ziar si ajuma ji di wax juma mubarak di sant bu baax Serigne Touba di sant it xalif général des Mourides di ko ñaanal suñu borom may ko fan gudd lool te mu ànd ak wér gu yaram di ñaanal it suñu gan gu tedd gi nga xam ne ñëw na depuis démb muy sëñ Mamor Mbacke di ko ñaanal moom suñu borom may ko fan gudd lool te mu ànd ak wér gu yaram ndax démb lañ ko teeru sa aéroport jëli ko mu ñëw fii dugg si biir kër sëñ Touba gi def si ay jéego wax it béréb bi ni mu ko gisee xam naa loolu dinañ ci gën a faram-fàcce tey it si suba ñu jógee dem seeti ji woon mu waroon def ay visite de courtoisie ñu njëkkee si préfecture bu Brescia gis docteur Andrea Polichetti nga xam ne mooy castor bu bees bi mu dalal ñu wax dëgg yàlla wax yu kéemtaane kontaan it si sëñ bi li mu ko ñëw seet si xamal ne wan ko ouverture aussi ndax sëñ bi moo ko sax njëkk a wax ne xamal ko ne maanaam li ko tax a jóg moom it mu xamal ko ne sénégalais yi moo amul benn problème boo xam ne gis nañ ko si en général ba pare nag xamal ko ne ko ibbil nañu sëñ buntu de telle sorte que maanaam lépp loo xam ne bëgg nañ ko rek dinañu ànd ak ñoom def ko si loolu aussi sëñ Mamor xamal ko ne maanaam si affaire université bi mi ngi si yëngatu bu baax a baax wàllu njàngale parce que xam ne ne si jàng si jox nit ki xam-xam si la ñu mën a xam ne nit doomu aadama moo am solo te loolu ñoom ñaar ñëpp ñu koy préfet bi aussi tontu ko xamal ko ne ko maanaam ñun mboolem ñi fiy ñëw am nañu ay structures yoo xam ne ñu ngi leen fay dalal di leen jàppale ba pare nag doog leen dugal si maanaam bérébu liggéeykaay yi ba am sax tudd fa benn dëkk boo xam ne mi ngi fii si wetu kër Sëñ Tuubaa gi ñu nekk ñi tey ji muy Gambara muy benn modèle boo xam ne def nañ ko fa ba pratiquement ñi nga xamoon ñi ngi leen di jël si yëpp di leen jàppale si ay doxoon nit ñoo xam ne dañoo ñàkk liggéey waaw ñi nga xam ne maanaam ñi ngi leen di accueillir si dëkk bi benn dëkk bu nekk fi si wetu ko Sëñ Tuubaa gi tudd Gambara ñu jàppale nañ leen bu baax a baax modèle la boo xam ne incha allah dañ koy répété kontaan na lool bu baax a baax ba sax demandé ne si table de rencontre bi nga xam ne dañ koy def weeru dee muy table sur l'immigration dafa bëggoon association Cheikh Ahmadou Bamba si thème bi nga xam ne sëñ bi wax na ko ñu ubbi benn bis boo xam ne uniquement loolu la ñuy discuter ba association Cheikh Ahmadou Bamba bi si njiitalu sëñ Mamor Mbacke maanaam ñu jàpp xool nan la ñuy def ba di jàppale nit ñi nga xam ne maanaam ñi ngi fiy ñëw ba ñu mën a dugg si le monde du travail. waaw kaw na njort lool si moom ndax sëñ bi dafa ñëw ànd ak consul bu bees bi aussi muy monsieur Djibril Fofana wax dëgg yàlla moom it mu kontaan lool xam ne ko solos maanaam sëñ Mamor Mbacke mi fi ñëw maanaam dayo gi mu yor bi gi mu taxaw moo tax moom mu ñëw fi sans njëkk ñëw bi nga xam ne mooy njëkk bi nga xam ne mooy ñëw officiel ndax ab autorité bu ñëwee si dëkk indi ay lettre de créance am dafa war a demander audience mais moom loolu jotugu ko saa def mais nee na moom gëm maanaam sëñ Mamor dayo bi mu toll ak li muy dox si wàllu diplomatie maanaam mënu ko rek maanaam mu ñëw mu bàyyi ko moom kese mu accompagner ko moom it mu ubbi fa kàddu yu mel noonu sant préfet bi si accueil bi ñu def bu baax a baax.
waaw effectivement bien sûr parce que préfet bi li mu njëkk a laaj dafa ne xaw ma bu baax ndax dama fiy doog a agsi seen association bi ñu décrire ko en général li nga xam ne am nañ ko fii si kër sëñ Touba gi si Pontevico kii wax ko it dayoo 8 juin bi xamal kan moo ko mayoon sëriñ bi aussi xamal ko ne ko sëñ bi sëñ Moutara Mbacké yàlla na suñu borom yokk leeram maanaam daf ko njëkkoon ñaan fële aux États-Unis sa New York nga xam ne ça fait 36 ans ñu ko fay def ne ko nag gannaaw foofu nag fii lañ ko njëkk a ñaan fii la ko sëriñ bi ñaanee awaatee bi fi sëñ bi jógee léegi moom moo koy topp li ko tax a ñëw it loolu la te bu ñëwee aussi li mu bëgg mooy saytu mbooloo mi xool si lu ñu nekk parce que moom li mu gëm mooy ñun ñëpp dañoo war a doomu aadama moom mooy solo si te it ay nit bu ñu bokkee maanaam gëm-gëm te Italie ak lu ñu mën a wax dañu am humanisme te loolu gis na ko wax na ko répété na ko. waaw gàttaw aussi moom ndeysaan dañuy wax ne mbir mu yéeme la ndax sëñ Mourtada Mbacké yàlla na suñu borom yokk leeram te taf si barkeem moo ñaan bés bi sëñ Modou Mbaw mi toog si kii bi xam na si lu bëri ba mu ñaanee bés bi aussi sëñ Mourtada bi nga ko ñaanee sëñ gàtta moo ko mayee muy lu historique boobu ba léegi it bi fi sëriñ bi lax ko si suñu bët mi sëñ Mourtada mi ngi ànd ak sëñ Mamour si liggéey bi rafet ba boo leen ko fàttali ko ñaari at wala ñetti at si ginnaaw demoon na fi Sénégal ba gouvernement Sénégal joxoon ko raaya moom boobu ba léegi it amul lenn lu ñuy organiser rawatina 8 juin te du ñëw ànd ak ñun si fànn wi yëpp avant moom daal bu sëriñ bi ñëwee day mel ni maanaam si service sëriñ bi la nekk loolu nag sant yàlla. ginnaaw bu nu sante suñu borom julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jaajëfal sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul di ñaanal sëñ Muntaxa Bachir mu yàgg fi lool te ànd ak wér te di ko ñaanal bépp jullit bu ko yéene ñun Modou Mbow ni ko sëñ Cheikh waxee rek yàlla sunu borom baaxe nanu ba Cheikh Mouhamadou Mourtada di samp liggéey bi fekke nañu ko yu ci bari tamit sunu borom baaxe nanu ba dox nañ ko ci ba fi mu nekk nii ñu toll nii ñu féete kon ci ni ñu ko bëgg rek jëwriñ yi kon nag di ko sante suñu borom bu baax a baax kon sëñ Cheikh noonu nga ko waxee rek barab bi ba ko sëñ Mouhamadou Mourtada doon samp dafa wax ni barabu lislaam avant barabu lislaam bi sax dafa wax ni ngeen wut barab boo xam ni si muy doon barabu lislaam loolee nag ba mu koy wax nun mënuñu ko woon a gëm ndax nit ki bu demee foo xam ne si kër gu baax ku mu dëkk sax amu ko nga ko néegu wutal barab boo xam ne si barabu lislaam lay doon dana ko jaaxal te it sëriñ bi da cee tegoon ni bala ngeen a xam lu muy di jariñ day ngeen am ko kon nag yàlla sunu borom baaxee nañu ba diir bi nga xam ne si kër gi tëjoon nañ ko fi rek ngir doon ko defaraat kenn ku si nekk xam na ni jaaxle gunu fu nu jëm ngir organiser yi ñu war a organiser te amuñu fenn fu nu koy defee ndax ni nu tàmmee barab bi kon nag la sëriñ bi xamaloon ni woon bala ngeen a xam lu muy jariñ da ngeen koo am loole agsi na li ci gën a doy kéemaan tamit moo di ba ko sëriñ bi digle on peut dire que 99% yi ñi fi nekkoon ñëpp ay góor lañu ay jigéen ñu néew ñoo fi nekkoon ñun mënoon leen a wàññi sëriñ bi doon wax tamit ni ba bu ëllëgee ñu bees ñi fi ñëw ñu man fee xame seen diine booba tamit ñun jàppoon nañ ne xëy na tubaab yu lay wax waaye ndekete boobu sëriñ bi tamit boole na ci tubaab yu bees yi mu di sunu tuut tànk yi fi juddoo doon ay italien xam di jàng langue bi di def lépp kon nag la sëriñ bi doon xalaat dañuy wax ni moom moo ko xamaloon boppam kon loolu moom lu ñu war a lu ñu mën a témoin la bu baax a baax bu ñu dellu see ci bisub tey bi nag ni ko Cheikh Moustapha waxee rek wax dëgg yàlla préfecture ba la ca xewoon lépp Moustapha wax ne ko ni mu waree kon nag su fekkente ni dem nañu ci sëñ Mamor ñu koy ñaanal sa borom yàggal ko fi lool te defal ko wér ndax wax dëgg yàlla mi ngi nuy taxali mi ngi nuy tag-tagal mi ngi nuy jëmee fi nga xam ne si tamit liggéey bi nga xam ne sëriñ bi tàmbale woon na ko ànd na ko ak ñun ba mu àgg si fii te wax dëgg yàlla lépp da koo gën a jëmee kanam ba rencontre boobu nga xam ne si tey jii def na ko sax ak évêque bi ni ñu ko waxee diine rek nag lañ fa wax waaw jotaay ba lépp diine la te tamit nañ ko déggee moo di sëriñ bi wax nañ ko ci dialogue ba sëriñ bi xamal ko ni ko dialogue sax moom gëmul dialogue ñu def ci sur table waaye nag dialogue des koy dund te loola tamit muy li nga xam ni si
nun sénégalais moom la ñu xam ndax bu ñuy wax dialogue chrétien l'islam on peut dire que Sénégal moom loolu la ñuy xëy di ko yendoo ba ngoon ndax kër goo dem am na ci kër yu bari yoo xam ne ñi ay jullit lañu ñi ay chrétien lañu teewul jàmm ja dafa dañu boy comme Sénégal nañ ko fa gisee jataay ba nag man dem naa fa sax sama xel dem fu sori lool mu fàttali ma jataay bi nga xam ne si Cheikh Mouhamadou Mourtada defoon na ko fii ak fii ci Pontevico ci salle bi ak parako bi nekkoon fii mu daanaka wax bi lépp di benn ni ma ko jàngatee wax bi lépp di benn xam naa la cay kii rek moo di Cheikh Mouhamadou Mourtada moom bu ma saan dégg loo xam ne si da koy war a tontu da koy daal di tontu ci saase ndax ci liñ doon waxee tey jii rek di xam le ni diine yi li ci ëpp ñoo bokk fu ñu jëm ak nangu gi ñu nangu diine ji avec kii bi ñu paroko bi nekkoon fii àggoon na sax keroog ci ni sëriñ bi ñun dey diine yi moom lépp la ñu nangu bi mu ko waxee ni nangu nañu diine yëpp sëñ bi daf ko daal di arrêté ni ko waaw ndax loolu moom yàlla moo ko bind ci lislaam waaw yàlla moo ko bind ci lislaam kon nag daanaka wax booba man moom laa gis ni moo dellu si waat fële tey kon sëñ Mamor indi waat na jataay booba nga xamoon ni si ni amoon na foofee barab bii nag la sëñ bi ni woon kërug lislaam ba ci yegg sax ci lampub lislaam jàpp nañ ni lampub lislaam googe moom tàkk na te kanam la jëm ndax barab bu mel nii bu la ko sa borom baaxee nga nekk ci di nabi ba yàgg ak xéewal dikkal la ñu defaraatal la ko ba mu yegg nii te sa dërëm demu ci à peu près lu ëpp ay 2 millions d'euros ñu defal la ko ci kenn ku si nekk xam ne ni sëriñ bi ñëw na ci ak mbirum boppam yàlla sun borom dogal tamit ñoo ngi góorgóorlu ba essence bi nga xam ne si nekkoon na ci wet gi yëpp ñu jënd ko fas yéene incha allahu rabbi yàlla nañ ko fekkee ak jàmm barab fii nga xam ne sëriñ bi tegoon na fi xeer wi ngir mu nekk la lampul islam xeer boobu ñu defar ko kon sëñ Cheikh mooy indi li nga gisoon fii tey mu di ay naar ay Bangladesh ay pakistanais on peut dire que bu ñu bareek bu ñu bariwul nation bu nekk day ñëw fii dafa julli si àjjuma nation bu nekk nag am na ci ñoo xam ne si sax am na fay naar yi dëkk fii yëpp ci boor yi yëpp Moustapha mi mën na seere jamono yi fii tëjee ñoom dañoo jaaxle ndax amatuñu woon fu ñu dem jëli ji yàkkamti woon lool ñu ubbi barab bi ba fi nekk nii ñu ci ëpp juróomi waxtu fii la ñu koy jullee kon nag boo gisee saa yu nodd jotee ab naar mooy taxaw fii nodd wala ab Bangladesh kon loolu moom la sëriñ bi waxoon ni barabu bu islam loola kon àgg nañu ci tey jii. waaw maanaam de bés bi ñu jëm nii muy 8 juin bi ndax lu njëg njaag moom la muy bésu sëñ Bamba boo xam ne adduna wërngal këpp rawatina ñun ñi nga xam ne dañoo féete Europe dañ ko war a gën a fonk ndax it sëñ Modou mi xam na ko sëñ bee ko ñaanal boppam ñu répété waat ko ren di 27e année ñu koy def mu am it benn kii bu si am muy sëñ Mamor mi ku jar a ñaanal la ndax ñun ñëpp xam nañu ne bisu iti en général sang su bëri duñu bëgg génn kii mu jaral ko mu bàyyi lépp ñëw ànd ak ñun fas yéene suba tabaski ak ñun ndax loolu it sëñ Modou nañu xam ne lu am solo la lu mucc ayib la man de kawe na sama njort barke sëñ Tuubaa kawe na sama njort kon ñu ngi woo mbooleem taalibe yi nekk Italie yëpp xam ne suba incha allah ak sëñ Mamor Mourtada la ñuy àndal fii julli it tabaski loolu nag jàpp naa ne si sëñ Maam Thierno jàpp naa ne laa ko wuti déggee waaw yàgg na lool ba jéggi day wa waaw histoire dana ko téye ñu gannaaw bu ñu fi jógee aussi xam naa ne ngoon gi muy le 7 bi jigéen ñi danañu def lañ daan def ànd ak sëñ Mamor ñu jëm nag si bis bu mag bi muy le 8 juin ñu koy def fële si Fiera bu Montechiari loolu it ma siy ñaan mbokku taalibe yi ndax bis bi dañ koy defee Brescia mais Brescia moomu ko loolu ñëpp xam nañ ko mais dañu soññee waat rek ñiy doog a ñëw maanaam ñu ànd di yëkkatindoo di tegandoo ndax ñun murit li ñu sëñ Tuubaa defalu ko kenn kon nañ si góorgóorlu ba bés boobu ñu xam ne ñun ñoo la war ndax damay wax ne kenn ku nekk bés boobu war ngaa mën a loo mën ak loo mënut pour bég ba jag kon nañ si gën a takkaat laxasaay xam ne bésu sëñ Bamba la dañ ko war a ànd di yëkkatindoo di tegandoo fête nationale la ndax it préfet si boppam laaj na ko ñu wax ko faram-fàcceel ko nu mu ñëwee gu demee noonu ba xamal ko ne maanaam pratiquement suba moom le 8 am nañu yaakaar ne lu mu bon 10 000 personnes dañu fa daje
waaw am nañ si yaakaar bu baax a baax kon yàlla nañ si yàlla yóbbu si jàmm ak salaam ñu egg si jàmm ak salaam lépp lu ñu fa kii ñu yëgal it mbokku talibé yi ndax association Cheikh Ahmadou Bamba bi dafa am leen loo xam ne concilio bu bees bi daf ko see dugal muy l'utile à l'agréable ndax képp ku fa ñëw aussi consulat bi si boppam joxe na disposition comme na mu ko joxe woon daaw muy pour carte d'identité passeport maanaam carte consulaire dañ ko fay defalaare te loolu lépp si ndimbal la aussi kon ñu xam na ñëpp xam ko rek mu yokk yi képp ko xam ne am nga yittee loolu boo ñëwee foofu di nga ko defal te benn problème du ko am jërë ngeen jëf. rendez-vous le 8 incha allah le 8 juin kon wàccaay baa ngi doonu mbokk yi. ak jataay yu am solo yi nga xam ne am nañ ko tey ak julli it bi surtout nga xam ne taarix dana ko retenir c'est vrai 2 jours de la tabaski sëñ bi wan gannaaw Sénégal ak njabootam ak talibé yi vraiment ñëw fii te mun naa la wax ne presque at mi yëpp toogul yaakaar naa ne day wane ne liggéey bi fi góor yàlla bay ñor na ko wax nga dëgg kon nag le 8 juin bésu ñëpp la jërë ngeen jëf macha allah. yéen a ngi seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen te activé cloche bi ngir mën a jot suñuy vidéo saa yu ne Touba Vision la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul.